ñu jëlaat beneen téléspectateur allo. allo oui. kooku kan la. man la Aïta Diallo. Aïta Diallo na nga def. maa ngi fi. yow boo mënti tànn région boo mënti tànn di nga am lu mag di nga am xaalis bu bëri waxal rek. ah kon dama Kaolack. Kaolack d'accord allez ma ibbil la région de Kaolack ñu décompter ensemble Aïta 5 4 3 2 1 Aïta voici ton cadeau 300 000 Aïda xaw ma Aïta Aïta ba xamul allo Aïta Aïta naam. Aïta xamuloo alhamdulilah alhamdulilah bravo Aïta xaaral ma wéef la léegi nii 300 000 am nga wéef sa téléphone. waaw waaw. am nga wéef ah. am naa wéef waaw. d'accord attends je t'envoie léegi nii mais yow Aïta dafa mel ni da ngaa plafonné de. Aïta dafa mel ni yow sa non xaaral ma déplafonné la ko regarde envoyé naa la ko nii comme attends xaaral ma liiral la ko gis nga nii ma la ko yónnee dafa def erreur parce que nee na yow sa téléphone dafa sa compte Wave dafa plafonné wu léegi xaaral ma déplafonné la ko comme ça ma envoyé la léegi ci tàng bi 300 000 d'accord. d'accord waaw. voilà léegi nag Wave bu dee da ngeen di bëgg a déplafonner seen ay compte Wave da ngeen di dem immédiatement ci point Wave bi leen gën a jege wala ngeen woote ci service client Wave parce que boo ko ibbee à la base maximum 200 000 ngay mën a recevoir ci sa compte mais boo ko déplafonner mën nga am ci sa compte ba 2 millions parce que par exemple Aïta mi léegi nii bu doon déplafonné na dama koy envoyé 300 000 bi mu jot ko ci saa si mais malheureusement li mu war a defal boppam man mën naa ko defaral j'appelle tout de suite le service client bu Wave comme ça ñu mën ko Wave 300 000 am et puis ci 300 000 yi jëndal ci sa sœur boobu di gâteau di anniversaire gâteau. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futur Média ngërëm ñeel leen nag waaye bu leen ko fàtte dee leen woote même bu ngeen gisul waa Teranga Sénégal ndax télé bi benn la émission yi benn la ñu te wax dëgg yàlla ku la defal teranga da nga kaa dellool njukkal moo tax it dee leen woote saa su ne ci numéro boobu ñun nag numéro wareef di 88 628 22 22 88 628 04 05 ngeen mën a bokk ci li nga xam ne mooy thème bi laa tay dara ñu ngeen nuyu kilifa biir kër gi yëpp jiital ci sunu PDG ak képp ku fi xëy wéyal nuyoo bi nag dem seeti kilifa diine yi kilifa aada yi teg ci ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi boole ci cofeel gudul jeex képp ku yàlla dogal nga feebar nekk ci hôpitaux yi wala nga nekk sa kër ñu ngi ñaan yàlla nga tane te itam mu bañ a tëral kenn sàmmal ñu ñi nga xam ne itam ñooy acteurs yi nekk ci santé macha allah yal na yàlla sàmmal ñu leen dem itam ci prison yi ndax gor yee ngi fa doomu aadama yi baax yi ña nga fa ñu ngee ñaan yàlla muccal leen jële leen ci yooyu bërëb ba nga xam ne macha allah dañuy dellu seen biir kër bu ko defee itam xel dana dem ci ñi nga xam ne ñoo baaxoo woon di ànd ak ñun te tey ñu nekk ci njëggalu sunu borom njëggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke sang bu tedd bi saa bu nu ko waxee dugal nañ ci sunu ay kilifa dugal ci itam ñi nga xam ne ñooy sunu wax dëgg yàlla sunuy wasila xel itam day dem ci ñi nga xam ne fan yi rek lañ fi jógee ku ci mel ni Ibou Diouf yoroon remise à niveau noonu la de ñu ngi koy ñaanal yàlla yóbbu ko ca aljana yi gën a kawe itam sunu ay dëkkandoo ndax wax dëgg yàlla jamonoy mbas la ñu nekk nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ajaratu Linguère maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ajaratu Eva di la ziar comme li nga wax rek wallaay fi mu toll nii moom nee naa dëkk bi moom cin luy bax la amu roq bu sedd waaye yàlla mi nga xamante ne moom moo ñu gën a jege suñu bu mu xol yi xam na li gën ci ñun te ku dul may sa bopp loolu suñu borom may na la neex door ni ñu daan dooreenti ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal suñu soppe ba suñu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taasum ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yen bi woyof lool ci kawam ak mbooleem suñu xalif généraux yi Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàgg
fi lool ndax yéenay kenu mbaar mi ñun bu ñuy nelaw yéen a ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi yaay déggeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu la ñuy jaaree képp koo xamante ne da nga am mbokk mu la dëddu wala ku fi jógee ñi ngi la koy massawu ànd ak yow ci naqar bi te xam ne gën a bees le rek a fi am waaye gën a metti le mënu fee am delluwaat nag di jaal sama rakk jooju Ndey Soxna Jóob fële ca Jurbel di ko jaal njëkkeem loolu fi jógee di ñaana gay di ko jaal baara ak waa kër ga yëpp wax dëgg yàlla am doom baay yow kenn yéenewu la lu metti ñaana itam bëggoon nit baaxoon lool waaye sunu borom a ngi noonu moom xam na lépp lu gën ci ñun xëy na ci ñun rek lay metti waaye yàlla na dëddoo ñëpp ak jàmm ak salaam mboolem ko am ku dal dëddu itam noonu laa la koy jaalee képp ko am bànneexit yàlla na saawaan baawaan dooraat di nuyuwaat ñëpp waa Sénégal di leen wax kenn gënu leen jërëjëf maa ngi koy wax ca njalbeen ki nga xam ne moo yoroon bureau de mise à niveau ñu doon ko wooye Ibou Diouf dafa génn àdduna moo tax TFM mi ngi rek jaal képp kuy mbokkam di ko jaal itam suñu bopp ndax dana am fu nit di toll ci société bi ñëpp a koy bokk suñu xel itam dafay dem ci oustaz Assane mu baax wallaay ndeysaan baax lool am aajo lool macha allah am yitte ci ñi nga xam ne ñoom la nekkal ñun nag ñuy say collègue ñu ngi lay jaale bu baax a baax sunu waajur bi fi jóge di ñaan yàlla xare ko aljana yóbbu ko ci aljana yi moom ak Assane seexam moom ak Assane seexam yëpp waaw Aseynu seexam très bien jërëjëf Adja Linguère inspecteur maa ngi lay nuyu di topp say tànk di la wisit di gis rek interview yi ngay def mu am solo lool waaye ca tàmbali da ngaa ne faaw nga dem toogi Nigéria ndax la ngay liggéey xamuñu ko mais ñun xam nañ ko bul dem dama bëgg a tuxu rek jóge ci réew mi rek dem bul dem dëkki Nigéria daal xam na wala Cameroun waaw wala Togo côté yooyu daal defe naa félicitations SOD itam noonu la gis nañ ne wax dëgg yàlla Macky Sall dox na ci jéego yi am solo président ak sénégalais yëpp laay wax waaw sénégalais yëpp jàpp nañ ci ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa dine kilifa aada yëpp ci réew mi yëpp comme ni ko waxee sénégalais yëpp jàppale nañu Saliou étudiant boobu nga xam ni médecin la woon nemoon Kédougou feebar ba daal feebar bi sénégalais yëpp jot ci c'est vrai képp ku sénégalais daal ñu ci bari def nañ ci seen xaalis ba am nañ xaw ma ay millions yu bari mais jotuñu woon a egg ci 288 millions leen soxla woon defe naa 288 millions xaw ma daal defe naa jotuñu caa yegg fii ci wareef waxoon nañ ni daal doon nañ interpellé woon nañ état invité woon nañ ko fi waaw pour état bi jàppale leen pour que état bi jël lépp en charge waaye démb directeur COUD ñu naan ko Maguette Sène di maire Malicounda moo jël dossier bi yóbbu ko ci président wax ko moom ak ministre Cheikh Omar Anne ministre de l'enseignement supérieur président daal ciy def Cheikh Omar suñu frère voilà def ci lu am solo bi ñu demee wax ni tant de millions la président ni da koy jël complètement en charge lépp après ñu ñëwaat dafa am benn docteur bu fi nekk bu naan docteur Ngom nekk ci Bordeaux di sénégalais di fa liggéey bu am solo kooku ci boppam moo ni li mooy xool devis bi daal di koy envoyé waat France Bordeaux parce que am na seen hôpital bu fa nekk boo xam ni niveau boo xam ni daal adduna bi yëpp xam nañ ko ñu defaraat beneen devis que ni mën nañ ko am moins de 280 maanaam li ñu doon wax ca wareef ñu ngi doon wax de du ñàkk ña nga xam ne dañu nekk à l'extérieur te xam porox ndool yeeg buntu yi du ñàkk bu ñu ko yëgee ñu taxaw ci macha allah docteur Ngom moomee nag dugg na ci porox ndool yi ba ñu wàññi ko ba def ba waa Bordeaux defal ko 100 millions super léegi nag état wu Sénégal ci boppam jël na lépp en charge tey ji waa ji suñ koy préparé fii di ko yóbbu France dinañ ciy def 20 millions suñ eggee Bordeaux la koy faj lépp di 100 millions muy 120 millions 120 millions yooyu nag état wu Sénégal moo koy joxe la nga xam ne moom lañ joto dajale da ngay dégg ci seen communiqué bi communiqué étudiants yi amical bi ñu ni ñi ngi remercier président dimbali leen en faisant fait ma fii ci seen li nga xam ne moom lañ joto li nga xam ne moom lañ joto dajale liñ joto dajale fii ci réew mi lay des ñu ciy jàppale ñi nga xam ne ñoo na ci réew mi te feebar mais la nga xam ne président moom lañ leen di jàppale gannaaw jël ne ko en charge xaalis bi ñu jot a dajale fii ci dëkk bi lay daj te loolu lu am solo la ci barkeem moom dana am yeneen malade yu ci faju ndax ca njalbeen ñu ngi doon wax ne xëy na moom mooy people moom la ñu xam waaye am na ñeneen ñoo xam ne ña nga feebar tëdd macha allah xam nga dafa am lu ci xaw a lënam nit ñi dañoo yaakaar ne ndax état bi da koo mottali ou bien daf ko jël totalement en charge waaw ñoom ci seen communiqué ñu ni
ñoom état bi jël na ko complètement en charge. te laalul xaalis bi nga xam ni moom lañ jotoo. très bien ci kaw loolu itam am na koo xam ne jooy na bay bëgg a dee yóndee woon na je pense 100 ou 60 euros. man ko waroon jëlal dugalal ko benn monsieur Fall nee na loolu la am ma ne ko jëf ji sax tuutiwul ak bépp xarit boo xam ne rek. demoon nga ca compte ya dugal fa tuuti xaalis. tuutiwul xam nga dompat sax ci sot la bokk te xeexu mbooloo li tax mu neex mooy doo xam ki ne ñaaf man nee naa leen man dama gëm ne mbir mi am na lu ci suñu borom dëxañ ndax li tax mu dal ci moom miy fajkat mooy que am na lu ci suñu borom denc pour wan fajkat yi ne leen même kiy faj day feebar suñu borom moom lépp waaye pour wan nit ñi aussi que ne nanu farluwaat pour am plateau médical boo xam ne dinañ mën bu ëllëgee ki si biir ku feebar dootoo soxlaati génn réew mi dina pousser aussi xale yi nga xam ne ñoo nekk suñu université yi bu ñu dematee gëstu ji ba pare ñu dellu siwaat ci réew mi xam ne bu jamonoy dox mbir mi dafay dox am na ay feebar yu bees yuy génn bañ a rek toog coincé wu ci benn côté rek mais jéem a gëstu yeneen feebar yi ñëw jéem a wuti yeneen équipement yu bees jàpp naa ne njàngat la daal. très bien remercier tous ses amis remercier le peuple sénégalais dafay lu war. Ibrahim Diop monsieur Diop Ibrahima ñu ngi lay nuyu yow itam kontaan lool ci sa teewaay fàttali ne thème bi officier état civil la kon suñ fi woowee officier d' état civil dafay nekk lu jaadu bisimilah Diop. dëgg la maa ngi nuyu jaar ñëpp maa ngi nuyu Ndoye Bane parce que bu ma koy wax même pas l'espace de 30 minutes 45 minutes. waaw après j'ai arrêté mes activités. mais c'est ton quotidien. oui sa liggéey la buñ la ne woon léegi micro ngi ni faaw xam nga li ci wax mais xam nga ak nit ñi lay soxla ak personnalité yi loolu mooy tax. c'est vrai waaw loolu mooy tax. loolu moo tax ma bàyyi li may def yëpp après ma ñëw wuyu ko. kontaan nañu waaw maa ngi nuyu jaar ñëpp di kontaan itam ci émission bi. très bien day def émission boo xam ne day yeete te lu baax la. di nuyu itam seen président Youssou Ndour. di nuyu membre yëpp. cameraman yi ba ci gardien yëpp maa ngi nuyu jaar ñëpp. waaw. baat bi moo njaayee ne wala. waaw baat bi nga xaw a njaayee na quoi. waaw baat bi daal moo sant Ndiaye. waaw sant Ndiaye. très bien am na beneen njaayeen boo xam ne ñu ngi koy nuyu muy nijaay Lamine Ndiaye macha allah. di nit ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla moom itam ci wàllu culture mi ngi ciy béy waaram. jara ñu koy ñaanal yàlla mu gudd fan mais bu nangoo ne rek Traoré Kunda yi ñooy ay buuram dafay daal di sotti. kon boog ki nga xam ne moo jàkkaarloo ak ñun di nu seetaan. mën nga woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 état civil du ñu wàcc benn yoon ngal la nañ ci bàyyi xel itam këyit du loo xam ne dañu koy foowee mu neex la rek au feeling nga dem ca benn maire wala ca benn naka lañ koy waxatee ca état civil ba ne nañu la changer say këyit wala nga xëy rek ne da ngay def jugement amoon nga fanweeru at da ngaa bëgg a fekk sa bopp ci fukki at ak juróom loolu tam lu doy waar la te am na nu ñu koy waxee rek on ne porte que l'âge de ses artères loo wàññi yax yi ñoom ak la ca ne seen âge mooy seen âge xaw ma ndax ni ma ko waxee noonu la am ñu delloo la kàddu yaxi maam moom yaxi maam la rek coow lay bare ayo bismillah dëgg la xam nga ñoom sénégalais ñoom lu wàllum état civil ñoom dañ koy caaxane dëgg la d'après chaque fois man samay pour mu invité fu ne sama première intervention bi rek c'est l'état parce que loolu yëpp rôle état la dëgg la état moo mun a defar yëpp mu normal parce que état civil yow boo juddoo ba ci président de la république tey bu amuloon tey kayit du mu nekk président kenn du xam lan la waaw boo juddoo ba ngay am jabar ba ngay dee yëpp état civil la kon état civil dafa doon kii boo xam ne dañ ko war a jox gëddam jox ko lu mu moom dëgg parce que ni ngi wax di ni dafa état civil yi depuis temps Diouf ab président Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade am na Union européenne financé na fii pour ñu def informatisation état civil c'est vrai mais gars yi ñëw dafa lay tegale ay machine après saisi après dem mais loolu état civil tàmbali la am waaye suivi bi waaw y a pas de amul suivi accompagnement parce que man dama ne bi ñuy moderniser état civil doo commencé Dakar da ngay dem ci suuf région yi parce que amuñu matériel foofu ngay commencé état civil secondaire yi ba ci principal yi nga équiper leen dafa leen formation def saisie
bu ko defee ne yow après nga wàcc ñëw Dakar. nga xam ne nga centraliser rek door a centraliser état civil au niveau de Dakar. comme ça léegi yow boo juddoo tey Kaolack boo ñëwee tey mairie Ngor wala mairie Mermoz wala Sicap Liberté. bu ñu jëlee sa filiation yëpp jël numéro côté centre boobu ñu tapé ko ñu tiré ko extrait bi génn. c'est vrai. loolu mooy centralisation pour informatiser état civil mais loolu pour mu mën a kii foo parce que ñoom dafa leen test au niveau de Médina Gounass. waaw dafa leen fa test mais après amul suivi parce que boobu madame Ba moo fa nekkoon comme directrice état civil mais ba léegi député la léegi je pense. voilà moom moo dafa leen phase test boobu mais après boobu amul suivi amul kii mooy état civil moom gars yi bu ñu defee programme ba Union européenne financé bu financement bi jël après ñu jël teg ko fële te loolu baaxul. waaw man lu may ñaan mooy état bi ak ministère am tutelle am ñu woo acteurs yi parce que dafa yomb. te ci biir acteur y a acteur et acteur de. voilà c'est que si biir xamul ñoom day ñëw toog seen bureau rek tëju seen bureau après ñu ne voilà chemin bi nii la donc am na acteurs yi fa nekk. am na ay agent état civil am na officiers yi. parce que ñooñu boo leen dugalee si liggéey bi góobu mu dem. très bien. parce que pour mu dem foo nga woo leen même bu dee sax ay 45 officiers wala kii mais nga jël ci ñoo xam ne ñoom. ñu xam terrain bi ñu jàppale gars yi ñu liggéey ñu baliser ko mu dem. très bien. man loolu la sama xalaat bu gàtt daal. loolu laa jërëjëf sa xalaat boobu nag am na solo lool macha allah. Ndoye Bane est-ce que corruption bi nga xam ne moom moo am ci centre yi est-ce que du yéen tamit yéen ñi nga xam ne yéen ay officier état civil yi est-ce que yéen tamit yéen a ko xaw a ñu yombalal ñi nga xam ne ñoo nekk ci rebord yi di taxawaalu parce que benn Ndoye Bane su nekkee ci biti jël kayitu Eva jox ko benn 15000 ni ko defal ma kayit. il faut am na benn officier état civil bu nekk ci biir boo xam ni. maa ngi moom ñuy liggéey. donc est-ce que du seen indemnité yi nga xam ni dafa tuuti ak yooyu moom moo tax corruption bi bari fa ba tax mu jaral ñenn ñi ñuy yàq kayitu jàmbur yi. waaw foofu noonu li ma la siy tontu rek lu gàtt lay doon. warut a gàtt parce que moo sonal li ñu. waaw parce que officier d'état civil boo nee am na ki muy liggéeyal ak ki muy liggéeyal si mbedd bi. kooku moom la concerné. mais c'est pas normal. parce que lépp loo xam ne acte jàmbur la waroo ko jël changer ko jox ko keneen. wala nga jël beneen acteur rek jox ko keneen pour mu am acte. parce que acte day ñëwaat. parce que da koy soxlawaat à tout moment. ki ci mbedd mi nan lay def ba am. ku si mbedd bi moom lu ma si ñaax gars yi mooy. lépp loo xam ne di nga koy bind wala ni nga koy saisir am na registre mais neen consulter registre yi bu nekkee officier bu fa nekk moom maîtriser na chiffres yi nombre numérotage yi maîtriser na ko bu ñëwee dina xam ne lii baaxul man à mon niveau maîtriser naa numéro yi maîtriser naa numéro parce que ñun suñu numéro yi amul c'est pas des grands numéros ay numéros yu yem la. bu si gën a bëri ba may jëlee fonction en 2017 yu ma jël yëpp ci naissance dem na ba si 1023 1025 defe naa. ci naissance. parce que boobu année boobu dafa bëri naissance ñu judd dafa bëri. 2018 dem nañ ba si 950. 2020 bi ñu ngi si génn si 841 je pense. moom moo la ñu arrêté comme RIS. acte de naissance. très bien. kon loolu bu ko officier bi maîtriser. kooku du am problème. da nga bëgg a wax ne Sicap Liberté moom amul fraude quoi. non y a pas de fraude. waaw non waaw ñoom ñu ngi seetaan de. y a pas de fraude. non fraude non. loolu dalu leen mais suñu suñu dee wax tey sax li mu laaj bu jaadu la mais gis nañ ne itam yenn registres yi non clôture day am duñu ko clôturer. mu mel ni dafay am tàllal. gis nañ ne itam ordre alphabétique bi nga xam ne moom la ñu war a topp pour que yëf yi gën a jaar yoon yooyu itam problème la. lan mooy souci bi foofu ndax ñañu fa teg ñoo fa warul toog wala daal anarchie bi dafa dëkk. waaw am ñoo xam ne boobu c'est politique am ñoo xam ne poste politique am ñoo xam ne dañuy jël ay ñoo xam ne boobu maîtriser ñu état civil. ñu jël leen teg leen fa loolu muy indi yenn failles yi.
mais lu ko dalee si riz yi moom. franchement parler. nous à notre niveau ñun y a aucun problème. d'accord y a aucun problème. très bien tout est ok le 31 décembre bu jotee. ñu ñëw auditer leen xool on ferme tout. très bien. on ferme tout man sax tout récemment maa yóbbu ñu clôturer ma sama riz bi. yow yaa ko yóbbu. la semaine passée. waaw ñu clôturer ko après c'est fini très bien. voilà. waaw mais da nga yéen da ngeen yow da nga informatiser sa état civil. waaw man actuellement naissance yëpp ñu ngi koy informatiser. est-ce que loi bi permettre na la nga ko est-ce que loi bi. ah mais ñoom bu ñu indee bu ñu wax dañuy informatiser état civil c'était en 2004 2005 je pense comme 2006. loi moo ko wax est-ce que. non du question du affaire loi c'est que lu boo gisee wax dañuy informatiser état civil. waaw c'est pour permettre ñu mun a am ay données. am base de données boo xam ne léegi boo ko amee bu ëllëgee si bi bu ñu soxlaa modernisation état civil base de données bi ngay jël. ñu yóbbu ko foofu. très bien. loolu moo tax ñu def informatisation. bi nga informatiser da nga garder say registre ba léegi ou bien. non yaa ngi sa centre yaa ngi sa ay registre. da ngay saisir say registre ngay saisir yu nekk si registre ngay saisir doo jël ñoo xam ne nekkuñu si registre bi. d'accord nekk si registre bi ngay saisir rek naissance mariage décès. à la fin de l'année le juge ou bien le procureur day ñëw pour tëj registre bi ou bien tëj li nga xam ne moom moo nekk ci informatisation fan lay signé. non informatisation bi dafa am comme ñu ne dafa am benn kii bi ñuy dugal benn code bi ñuy dugal. waaw pour nga mën a saisir acte 2021 yi parce que boo ko amulee. doo mën liggéey doo mën a liggéey. te ñun officiers yi ñun sunu machines yi dafa am ay code. man dama am code boo xam ne man maay. ay machines yi yàgg ngeen yor. accès ci état civil. pour accéder ci li nga xam voilà ne. état civil machines yu rëy yooyu lañu yor machines yooyu nga xam non ne. écran ay bopp yu rëy ci. non yooyu amul. yàgg yi gis sa ay machine nga xam ne soo ko ay niveau soo doon wër Ndoye Bane soo tàppee Ndoye Bane mën nga cee dem pire ñëwaat. non yooyu amatul Ndoye Bane yooyu amatul ay machines yu bees ay machines yu bees ñu am. ne ko du parce que dafa toog ci kër gi gis machine yi jaar yoon ba bëgg a dee smart ba dee mu ne moom ay machines yu màgget am nañ ay machines yu baax ay dernière génération ay machines yu baax yu am. moom la ñuy liggéey. liggéey parce que xam nga booy liggéey. waaw booy liggéey si yenn kii il faut nga tam ngay wax maire bu fa nekk mu jotale matériel bu baax. bu ñu bëggee liggéey bu dox. voilà te lu yëpp luy liggéey ñuy def suñu état civil c'est pour la population nekk pour ñun. très bien bu population kontaanee ñun ñuy kontaan bu population mere ñu tam ñuy mer. te ñun macha allah yàlla lafal cat. très bien am nañu ay agents yoo xam ne ils sont performants gëm na li ñuy def gëm na seen bopp. maa ngi nuyu de passage ay liggéeykat lañu. am na ñuy jooy absence su cotation wu registre yi tam. waaw ñun suñu détention registre man amul problème détention registre man lépp loo xam ne ma koy liggéey dama lay wax jox la ma lii laa soxla te bañ naax sax man je vais au niveau du ministère. d'accord ñoom ñoo may doté ay registre. d'accord déjà man kon wàccee na ak sama maire. wala may jënd registre dootu ko jëndati. damay dem ci ministère bi ñu doté ma registre ma indi. kan mooy sa maire. sant seen añ. mais loolu mooy yoon sax. voilà maire bi war ko jënd. mais ministère bi ñoo ko war a doté maire bi joxe ko. waaw xam nga ministère loolu amul loolu gars yi duñ ko def yaay man maa def démarche boobu. di jënti loolu ba am ko. xam nga fi mu ubbee. dafay dellu siwaat léegi ci fi mu daaneelee. waaw mooy bi muy wax naan nañuy jël ñi nga xamante ne ñoo ca war a nekk ñu dugal leen ca. Ndoye Bane waxoon fi heure bii daaw que ne séminaire yi ñuy dem di ko tëdd ci hôtel yu cher yi. di lekk ka naan. te ña tax ñuy séminaire ñoom ña nga ca kaw ga gàddu seenu gopp ak seen caaya ju gàtt. def seen mbaxana curu cere ñoom di wuti lu ñu am. ñooñu séminaire bi mun leen a jariñ dara. mbir itam mënoo ko bëgg a régler jël ña ko xam seppi leen ca teg leen ca nee. te Sénégal problème mu liggéey boo fi gis mu am blocage loolu moo ko bloqué. mooy que dañuy ñëw xeeb ka fa nekk te am xam-xam seppi ko teg ko ne à côté di ko yenn ay frustration yu mu àttanul jël ko xamul dara bëgg ko jiital bëgg a jël lépp jox ko bëgg ko favoriser ci kanamu ñooñu mais ñi xam dara dañuy siisu taxaw bu ñu taxawee léppay taxaw parce que xam-xam du lu ñuy mayante yàlla moo koy def ci bopp nit ki wala nit ki di gëstu ba am ko kon nañu bàyyi yenn yi ñuy xeexee nit ñi feek ñi ngi koy def liñ bëgg mu dem du dem beneen bi ci topp mooy da nga wax que ni agent yi nga xamante ne ñoom ñoo fa yàgg
parfois dañuy jooy que ne nañu dem retraite nañu dem retraite mais man jàpp ma ne affaire bi foofu la dañu leen war a xëcc boole leen ci formation bi ba tey day dellu si rek ci li ma doon fi ma nekkoon mooy que bu ñu leen ci boolee former leen ci nouvelle technologie dinañ mën a adapté wu ànd ak ñële na le dafay gën a dimbali ndax denc bu yàgg mag a koy xam dëgg la sama maam da daan wax naan bul gaaw a sànni del denc ndax lu am ñeen fukki guddi amal nit ki borom Eva di ma ko laaj barki démb lu amul njariñ amul loo soxla wuta fi ne koo soxla mu doon sa yàlla te muy dëgg parce que la mu la mën a jariñ mënu ko jariñ sa bopp ci moment boobu am na registre boo xamante ne yow tey ci sa bopp boo ko soxla woon faawu nga xool ki fa nekkoon ay 80 pour mën ko laaj moom su dikkee day mel ne que ne bëtam daf ci tege woon mus ci teggeeku day dem rek jubale ci xëcc ko jox la kon ñooñu nañu leen jàppale ñoom tamit mais bu ñu leen génnee ak yenn frustration yi mooy waral ñu dem wut seen taabalu mën a kan toog fa di ko dagg ci 5000 francs li ngay laaj 300 mu légal lew la ñoom ñu laaj ko ci 5000 francs wax nga sànq beneen wax mooy que yaa ngi dem ministère laaj registre ñu jox la ko am na tey koo xam ne boo fa demoon tey di déclarer dañ lay wax ne la mënuñu la bind parce que amuñu registre bi ñu tëjee décembre ba léegi joxuñu ñu registre loolu xëy na yéen ñi ko xam mën ngeen dem laaj ko mais loolu rôle état la rôle ministre bi la parce que registre yooyu ñuy jël di ko fa teg sunu xaalis la ñun askan bi moo tax ñu def ko fa ñoom duñ ca bind seen bopp rek continuer man la Mamadou Ndoye Bane man la Mamadou Ndoye Bane man la Mamadou Ndoye Bane mel ne bañ ne bukki séddaleel ñetti béy la ñu jàpp ne bukki séddaleel mu ne bii sama béy bii sama béyu béy bii béyu sama béyu béy xam nga kooku séddale bi yëpp féetale na ko ci boppam mais kon ñoom ñoo war a wan nit ñi ne leen bu ngeen soxlaa registre ñëw leen jël si ko parce que fii la nekk te yéen a ko moom wala ñu di ko séddale di ko touché comme ni ñu daan def ci école yi gis nga Sénégal ba ñu dindee baax yi fi jiitu woon ci la yu bari metti du ñu communiquer ki war a xam xamul ki warta xam moom mooy xam te jariñoowu ko donc registre yooyu bu fa nekkee ba maxe fa ñu taxañ ko sànni jaaykatu gerte caaf bi jot ci keneen ak keneen jot ci amul sens pour ñu clôturer affaire yi aussi gisuma ne dañu war a toog di xaar ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a def bu ñu gisee ne benn mairie teg na par exemple benn 24 heures ñoom ñoo leen war a woo ñu clôturer affaire bi ñu dem yóbbu ji ko xam ne moo ubbi dundu nit ki moo tëj dundu nit ki kon loolu mooy jëmm doomu aadama bi te jëmm doomu aadama bi lu ci manqué rek dundam daal di naqari c'est vrai kon yooyu dañu ko war a bàyyiwaat xel li tribunal di wax ne amul espace bu mu denc registre yu njëkk yi itam ñu lijjanti ko fa parce que espace baa nga ne yaa ngi yàngaaral loo bëgg a denc ko ndaxte gis nga mbir mi xat-xat amu fi liggéey teg ko ci yoon moo fi am séminaire yi ci hôtel yeeg lekk geeg tëdd geeg naan geeg xaalis bi ñuy dépensé nañ ko def ci liñ ko war a def bu ko defee jàmm macha allah mami li mu wax am na solo lool waaye dafa am lu ma bëggoon tuuti ñu taxaw ci bu dee ne ku ñu ne rek liggéeyee too fi rek nga dem teg sa table itam jël ay bi di ko foowe jël ay këyit di ko foowe loolu tam am na problème dafay mel ni tey ñu faloon ma rek ci nguur gi wàccee ma rek comme wàccee nañ ma rek ma daal di nekk opposant xam nga yooyu itam dafay doy waar tamit yooyu itam boo xoolee tamit bokkatuloo rek nga ni tey lay xeex non xam nga yooyu tamit ci domaine yëpp la ci domaine yëpp la ci domaine yëpp la même gisoo même au niveau damay xëy léegi ñu dàq ma TFM rek ma dem opposé wu gisoo même boo retraité am ñoo xam ne retraité nekkoon comme ay police passeport wala police jëppal ñu retraité ay dem toog si fee créé seen affaire fee toog fee ku ñu lay dimbale affaire yooyu mais kooku mënoo si dara quoi kooku mënoo si dara xam nga waaye monsieur Diop xam nga ko dem ba kii liggéey nekk ancien policier nekk passeport Diop ibi teg taabalam di kii Diop ñu jëlee ko fa Diop mais def nañ ko maintes fois monsieur Diop mbirum këyit la ñuy wax de est-ce que yëg ngeen ne immigré yii dañuy am problème da ngay gis ku jël ticket jël vol ñëw pour régler benn problème heureusement que léegi gis nañ ne ñu ngi informatiser système bi mais da ngay ñëw ba Sénégal pour faj aajo nga ñëw gis ne fii place bi du sa place nga ñëw tur bi du sa tur te loolu tam dafa yàq koom-koom dafa yàq lu bare te boole ceeg Eva mottalil wax ji bu leen wóoree ne bitim réew nga jóge da ngay lijjanti kayit dem mais dinañ la yóbbu yombal xëyaam te deewagoo mooy que foo waroon a joxe 300 di nga fa joxe 300000 tu vois ñu di la dawloo parce que dañuy xam ne dañ lay calculer yow kañ nga war a dellu sax saawaay waaw nga ne non man 10 jours laa fi am ñu ne la non yow le 7 ma defaral la ko xam nañ ne le 7 ak le 10 3 jours moo ciy des nga ñëwaat ñun la non maire bi da dafa génn jabarama wasin noonu de muy ngénte xam naa tudduma lay xaar nag boo may tudd la 11 lay xëy si waaye nag boo gerese woon rek ma lijjantil la ko dañ leen di ratta ba bu ñuy ñibbi du ñu yóbbaale ñoom ñoo bëgg leen ratta parce que man toog naa benn femme bu nekk Europe woo ma doomam dafa nekk foofu am waa Facebook ñu ngi lay nuyu Ndoye Bane problème mu passeport c'est vrai mun ma ginnaaw yow xaritu policier yi nga
dama bëgg wax ma loo bëgg ma fay la ko pour nga fexe mu utal ma sama doom passeport. man ko nag yow nag yow dañ leen la man damay wutalaale passeport. yow yàpp nga ma yàpp. wala mais dama lay feelu de du ma tudd tur xam naa borom mi ngi ñuy seetaan mais gis naa koo xam ne ndaw sa dafa ñëw jaaykatu gerte yooyu la mais indi ay millions naan ko man passeport diplomatique rek laa bëgg am xaalis baa ngi nii mu ne ko waa mais man du nii laa lay utalee. non c'est vrai mu ni ma man ko yow sama kanam gi da nga cee xool ñàkk fayda wala ñàkk fulla wala da nga la man damay defaraat pas dëbbal ngay nirool ba nga naan ma yow wutal ma passeport yow xamaa lu ma gis ma may ànd ak policier rek ngeen ma wutal ma passeport sa doom nekk Europe nga ni man naa toog fii wutal ko passeport am da nga xam ñu koy def su fekkee da nga xam ñu koy def nga dem ci ñooñu mais man passeport nekkatul nañu waxante dëgg nag passeport nekkatul problème soo demee yàgg naa ko boo demee nga soo déposé lundi mercredi nga jot sa passeport mais boobu xam nga passeport yi tamit bu nekkee moom dañ ko laaj extrait bu nekkee comme ngi nekk France au niveau de France gars yi defar passeport yi defar passeport ay kayitam ma baaxul waaw am na ñuy defar passeport mais xam nga léegi bu nekkee moom am na fi kayit bu normal ak passeport bu yor c'est normal bu jeexee bu nekk envoyé extrait foofu au niveau de police passeport bu nekk France su consulat bi ñu defal ko passeport kooku y a pas de problème ay kayitam ma baaxul waaw mais kayitam bu baaxul nag léegi waaw moom day ñëw fii au niveau ci dëkk bi xam fu mu defaree kayitam bu dem si mairie bi ñu ne man fi la amoon na kayit bi mais numéro temps la ak kii xam ne soo ñëwee doo delloo su dee kayit bu baax su ñëwee man defal ko sa conduite mu ñëw kayitam baaxul doo mën a génnaat dëkk parce que du am passeport parce que am na ñoo xam ne dañ juróom fukki tur ak juróom ñaar lañ am ñii tudd nañ Njaga Njaay mais tam ñoom ñoo ko teg seen bopp Njaga Traoré Njaay Njaga Njaay Traoré ay façon mais c'est que xam nga tam ñooñu tam ñoom ñoo ko teg seen bopp parce que loolu yëpp pour bëgg a am dugub dëkk bu ne te loolu jar ko ni nga nit benn tur ngay am benn numéro ngay am ba ngay dee parce que dafa ne la kii baaxul nga am si passeport am si am na sam benn grand boo xam ne moom très bien am na liggéey na ba retraité keroog muy dem uti extrait mairie Gaspard ñu ne ko am extrait bu baaxul te liggéey na ba retraité lu tax baaxul mais enregistré wuñu ko te xam nga mi ngi tudd extrait mais am na différence entre extrait ak bulletin de naissance xam nga bulletin boo juddoo ba xale bu juddoo ci lañ ko defaree bulletin de naissance waaw moom mooy wane que kii déclaré nañ ko bulletin de naissance moo nekk nii après ñu ngi koy jox boo xam ne volet 1 parce que xam nga réussir 3 volets ya am dafa am volet 1 ak 2 ak 3 waaw léegi volet 1 boobu moom la lay jox nga denc ko pour boo soxlaa kayit nga indi boo soxlaa nga koy indi ñu la si defaral kayit ñu defar extrait wala copie littérale affaire yooyu wala bulletin de naissance waaw mais bulletin de naissance boobu moom mooy prouver que xale bi déclaré nañ ko li mooy kayitam ak volet 1 mu neen toog ay jëmi jamono réussir bi yàqu waaw nga dem tribunal ñu ne la voilà léegi da nga indi nga dem si mairie bi ñu ne la réussir dafay yàqu mais léegi foog indi ancien bulletin les anciens bulletins nag boo ko réeree nag xam ko day beneen problème mais da ngay war a porter plainte mairie bi non mënoo ko porter plainte parce que non yéen a ko yàq xam nga risque bu détoo réeré mais yéen a ko yàq xam nga la ma risque bu détoo yéen a ko yàq la xam nga la ma risque ma bàyyi Ndoye Bane non ñoo ko yàq ñoo ko yàq ñoom ñooy yàq registre yi ko bàyyi muy tawte mairie ba mairie bi nekk lakk dañu liggéeyul non kooku ça dépend ça dépend si état civil bu fa nekk am ñoo xam ne si état civil ay dem ay kaña ay jana waaw ñoom ñoo kaña gi rax indi fii di nekk man li ngeen wax loolu daf may naqadi de gis nga noonu laay amee naqar ma wax ko su ma duggee par exemple ci benn police gis ne police bi chaise bu baax bu nit toog amul effectivement loolu dafay wone nasaxaayu yenn naka laa ko mën a waxee yenn bërëb dafay nasaxal yenn bërëb yi parce que tey su fekkee ñëw nga dugg ci police bi 17 commissaire war nga fekk foofu ñu defar ko ba mu baax li nga xam ne mooy defar taaru foofu ñu defar ko mais da ngay dugg tey foo xam ne administration la nga ñëw fekk li fa war a ne lu baax ne loolu rek daf lay jox dara ci esprit mais comme lu mu la wax rek mais lu mu la wax yëpp rôle état la parce que mënu am sa ministère de l'intérieur nga nommé ko mu am ay police arrondissement pourtant yaa ngi ne état mais d'accord ma ne yëpp état la de non attends mais parce que tey bu ma buuba confier fii benn bureau
mu confier ma bureau ne ma awa fii sa bureau la defe naa ne lii taaral bureau bi man maa ko war a def. waaw xam nga su ma duggee bureau madame Ba mais nag ak bureau Aïssata mais nag gars yi dañuy fekk bâtiment ya fi tubaab bi bàyyi woon ñu koy jox police ak di ko jox yenn kii yi mais cela bokkut ak maire yi maire su leen falee yéen wax ne su ma nekkee maire dinaa def lii su ma nekkee maire dinaa def lii ngeen nekk maire doo leen def dara yéen sax yi nekk état civil yi yéen tam doo leen wax seen maire yi dara ngeen di toog rek man fi boo ko bëggoon a laaj mooy xaalis bi 200 yi ñuy joxe ak 300 yi pour am extrait xaalis boobu fu muy dugg voilà kooku pour ma leeral la ko moom lépp luy mbiru koppar da ko intéressé da koy lijjanti ak maa xam Ndoye Bane perception bi ñuy jox timbre yi waaw timbre 200 timbre jox lépp xanaa si mais dafa am régisseur moom lay jox timbre moom mooy jaay timbre yi waaw man déjà man régisseur la en même temps demee ne man jox leen ma temps de bloc moom laa bëgg liggéey ci mois bi wala fii ak 2 mois 3 mois bu jeexee dama koy versé ma jeexee ma jëlaat ba ma laajee ñu ne la li la laaj na la 4 millions pour sa recette pour année 2021 mais damay liggéey di liggéey mun naa dépassé 4 millions yooyu mais 4 millions mu ko dépassé waaw xaalis boobu ñun moomuñu ko ñun ñu ngi koy jox perception da koy jël jox état jël am na jël benn kii boo xam ne daf ñu koy delloo ñun ñoo koy moom extrait ñaata la extrait ñun Dakar 200 la 200 dans les régions am na xam ne 300 am na 500 lan moo tax mu demee noonu comme région yi dans les régions yi ay Casamance ay Saint-Louis si je me trompe pas 300 la timbre bi. d'accord nga am ñoo xam ne 500 la parce que xam nga bëgg bëgg ñoom ñu am kii. timbre yi loi bi da cee wax. waaw déglu ma da nga may déglu. di nga 500 bu gisee ñu augmenté seen timbre ba 500. waruñu ko augmenté parce que non attends. mais am na fu ko loi bi yemale. non amul di question loi. non conseil municipal moo koy voté. amul déedéet non d'accord ma loi bi dafa am fu mu wax ni. ville yi temps la village yi temps la. dem nañ ba ci 50 francs. waaw mais kon moo koy voté loolu. non du code de la famille bi la nekk. non attends nga code de la famille boobu yëpp dañu ko war a changé. non mais changé guñ ko nag. mu laa parce que kooku dina si waxtaan après. kooku bu ñu laalaguñ code bi. code de la famille bi fekk changé wuñ ko amu leen droit yokk dara. non comprendre rek. xam nañ ni dañ ko war a changé code de la famille non comprendre mais amu leen droit yokk dara. non comprendre xam nga yaa ngi takkal waa Saint-Louis. te soo demee Sicap téeméer takkalu ma leen. parce que dañuy am ay dossiers day ñëw si man. waaw dama koy gis. waaw damay gis timbre bi. waaw dama koy gis. timbre 500. am na 500 am na ñoo xam ne 300 la. ci lan extrait wala certificat de décès wala. non extrait. décès. xanaa décès mais woon ngeen a def merci nag xanaa décès ku dee. waaw mais non attends mais loo xam ne parce que administratif yaa koy jënd sa xaalis sa maire da koy commandé. lan ci. sa maire day commandé documents yi papier yi ngay utiliser. di nga koy commandé. waaw mais doo ko ñëw si mais gratuitement commune mën ngeen a jël. waaye mais defar ko certificat bi muy jaxal ma sax. mais boo ñun sama man à mon niveau. naissance ak décès ak mariage ñoo bokk même registre. non bokkul ab ku nekk sa registre kii la mais ñun boo deewee ñun. man boo deewee man. bu ma ni doo dee guma. waaw ok su keneen dee. waaw bu kenn dee man dama lay defal gratuitement. ñi dee yal na leen yàlla yërëm ndeysaan. déclaration bi. day fekk nga xam ko. non du ma la xaw ma la. da nga am décès yaa ngi si naqar. dama lay dimbale jàppale defal déclaration bi. mais la timbre yi nga def. timbre bi da ko moom ndax Sénégal dama ko tafal timbre. déedéet mais moomoo timbre bi. mais am naa si droit. mais moomoo ko. mais yaa ni dañ la ko waaw xëy na après da ngay lamb 200 sa poche. da nga koy fayal taxe communale la. waaw da nga koy taxe communale rek taxe communale rek. waaw day mel ni tey ngay jënd timbre passeport ñu la ko exiger. waaw 20 000 francs. waaw noonu la demee. ma laaj la dara allez-y. man dama dem fële ca Fass. xale yi kii sama oto nuñ koy waxatee sax. sabo. waaw. kon loolu mënoon nañ ma ko may. waaw mais sabo bi xam nga boo ñëwee waxtaan si dëkk ak teraanga. kon léegi xale yooyu jëloon sama koppar war nañ ma ko mën a delloo. jox ñu la ticket. ma demati ca koñu Bamba Fall Medina. mais jox ñu la ticket sama fief. ca rue 15 noonu wetu galaar ñu sabooti sama oto. da ngaa gaare foo war na gaare. waaw dafa gaare léegi réalisatrice est-ce que moom laay waxal. man yow mii laay wax. mais da ngaa gaare foo war na gaare. man da ngay sabo rek. waaw da ngay gaare foo war na gaare. mais beneen yëf. li tax du ñu marqué ne fii bu fi kenn gaare. waaye ma wax la nag fu laa bëggoon waxee nag. waaye léeg-léeg kaay gisal loolu c'est pas normal. mais Diop maa ngi ñëw te dafa am heure. c'est-à-dire 8 heures
ba 16h su ma juumulee. mais boobu 17h jot na xale yi dañ ma doon tàpp. te li ma gën a jaaxal mooy xale yi day mel ne dañu yore seen ay sabo. sama xaalis. dana yii kii Ndoye Bane la bàyyi ak meeru Fass. non day mel ne dañuy yore seen i sabo bokkatu ci ruq bi nag di la xool. ngay gaare ñu ne pat. très bien. waaw dama bëgg ñu ñëw ci xaalis ba léegi. waaw. timbre yi. waroo ko may parce que yow dañ la faa teg jox la timbre pour nga jaay ku nit dee nit gudd ak yooyu dañ la may loowuñu la. mais am na neexee da nga jël sa xaalis. waaw mais attends mais Ndoye Bane am na yoo xam ne nit ngay mën a nekk. waaw timbre 200 nga mee ko du wàññi. nga lamb sa poche d'accord waaw mun naa ko jël fay ko timbre bi. waaw yow yaa ni amul kayit moom ngeen a jëndee kayit. non comprendre rek. léegi nañu dellu si li nga expliqué moom laa la tontoo xamuñu suñu kayit yi di nga koy commandé. dañuy commandé ay certificat de vie collective. certificat de vie individuelle certificat de résidence certificat de célibataire yaa yooyu yëpp célibataire yëpp yooyu yëpp dañu koy individuel naka waaw certificat de non séparation de non divorce non remariage pour les veuves affaire yëpp mais papier di nga koy commandé xaalis di ngay gën a seen xaalis jënd ko yooyu yëpp gaa yaa ngi koy wut si xaalisu timbre bi non du bokkul ak xaalis timbre Ndoye Bane bokkul ma ne question mami yi nga fi lim nii yëpp gaa yaa ngi koy wut si effectivement ñun xam nga ñun extrait de naissance la ñu xamoon décès ak mariage non ëpp na loolu lépp mais bu ci nekk ne am na timbre suñu wàccee ba tëj bureau yi tey fa la ñuy nekk di compter ay 100 francs ku bëgg weccet demal foofu 100 francs yu bari ay jàll lañ ci yor léegi nag jàll yooyu noonu soo lañ ko wecc ko ba dugal ko ci seen wóor na ma de daf ngóor si toog daf faa dugg dégg nga ba mu doon ay billets soo demee ba doon ay billets nag waaw après foo lañ koy versé xanaa xaalis moom da ngeen ci am salaire war ci mën a jënd papier. très bien dellu si Diop nga dellu si ci papier yi def état civil. parce que dafa yaatu. ni ñu koy waxee jëlee ko ci naissance. ba ca dee nit ñu bari ñett yi rek lañ xam yi ñuy soxla dafa bare. dafa bëri waaw. am na bu weesee bulletin de naissance. waaw bulletin de naissance am na bulletin de naissance. am na extrait am na copie littérale yooyu pour acte de naissance la quoi. d'accord décès itam c'est la même chose am na bulletin de décès am na copie littérale. am na extrait non copie littérale yow tey Ndoye Bane yow ñu ne la déclaré tey par exemple TFM mairie la. fi ne la déclaré nga ñëw si Evatra nga ne ko man de extrait laa soxla wala copie littérale. mais copie littérale boobu moom moo lay jox information yi yëpp ci déclaration bi. maanaam sa papa li muy liggéey. fu mu dëkk ak sa yaay tout ça ak yow sa capital yëpp sa date de naissance fu nga juddoo tout ça da koy génne xam nga extrait bi du la génne Ndoye Bane ni muy juddoo Gaspard Camara wala kenn ni Koura Bula xam nga ko génne mais capital moom moo koy génne mais copie littérale police moo koy laaj sooy déposer passeport non attends kan lañ koy laaj duñ ko laaj ñëpp non si capital fépp li koy laaj tey nii am na ñoo xam ne tey comme tey yow am nga doom mais yaa ngi nekk en France nga bu ko utal kayit nationalité française di la laaj copie littérale. d'accord copie littérale c'est automatique. nga dem police bureau passeport bu la laajee copie littérale day fekk mu am. jugement non pas jugement sax mu am erreur dafa am erreur si extrait bi. wala te bu nekkee jugement tamit di la koy laaj parce que am na ñoo xam ne def jugement dem di dépôt ñu ne la indil jugement supplétif bi. mais jugement d'autorisation bu la tribunal jox. mooy woy firnde na que kii jugement bi c'est valable baax na tribunal moo ko jox. mais am ñoo xam ne di leen def jugement boo xam ne c'est pas bon. loolu la demee. très bien. ok loolu leer na. mais tamit seen indemnité yi fan la yéen lan ngeen di dundee. waaw ñun xam nga tamit état civil agent yi ak officier yi. parce que dama ne man nit koo xam ne day liggéey ci kayit. koo xam ne day juddu mu déclaré xale bi mu takk jabar déclaré ko mu dee ni denc ko dama ne kooku moom na nga ko war a téye ak fukk loxo day mel ni médecin bi rek tey boo gisee coronavirus bi lu mu def suñu réew amuñu plateau médical bu dëgër parce que waaye nag nañ ko wax. parce que ñun corona boobu nga wax dinaa ci taxaw. d'accord amuñu plateau médical bu dëgër mais ñu ngi góorgóorlu te itam li ci dem li ci des mooy ku ci nekk individuellement nga xam ni. feebar bi mi ngi fii. nga jéem a épargner sa bopp épargner sa bopp waxee ma foofu sax bëgg day ma ne amuñu plateau bu dëgër. waaw parce que man mun ma concevoir tey man nekk chef d'état man. d'accord. ma xam ne éducation. waaw santé. waaw. dama siy boole sax état civil. d'accord.
ñoom ñooy réew. dëgg la ak kaaraange bi tam ko ciy boole. kenn du ko weddi. ñëw naa. ma xool sama bureau. waaw ma ne santé am naa ministre nommé naa ko dama defal diagnostic bi am nañu hôpitaux mais hôpitaux yi est-ce que am nañu matériel yi fa nekk yi adéquat pour sénégalais mun ci faju tey ñoom ku si feebar tey doo fajoo Sénégal day fajoo Europe. est-ce que loolu Covid bi jindiw ko. dindi na ko parce que wane na fay wane na fay. wane na fay mais wane xarañte ñeneen ñu am fii aussi. suñu médecins yi moom macha allah ils sont très forts. médecins yi ñoom dina leen di delloo njukkal. ay liggéeykat lañ am nañ xam-xam. mais ñooñu bu ñuy liggéey. xam nga man mënu ma concevoir mën ni jël ay milliards. ba mu egg mënu ma am ay milliards di koy injecté foo xam ne amul njëriñ. waaw. amul njëriñ dañ koy nangu. amul njëriñ. wax nga dëgg. hôpital da ngay tax hôpital yi bees tàkk. d'accord matérialité nouvelle génération yu méngoog jamono mën ak jamono dëgg la nga teg ko fi. waaw léegi benn ministre wala benn sénateur wala benn maire di dem di fajoo ay francs. mais mu fajoo fii Sénégal. dama lay expliquer tey ji am na feebar yoo xam ni 1990 bitim réew lañ ko doon faje léegi fii ci réew mi lañ koy faje ndar mu xëy sotti Sénégal étape par étape déglu ma rek tey ji yaa ngi nii waaw déglu ma rek en 1990 dañ doon def extrait ci këyit mais yaa ngi nii informatisé léegi adduna bi day def ndànk-ndànk at mu jot am lu faju tey ji am na ay milliardaires yu nekk aux États-Unis te suñu feebaree dañuy dem Turquie faju ji lu tax loolu waaw non c'est ça nga xoolal suñu dëkk yi mënuñoo am lépp non Sénégal li nga wax nii Sénégal Afrique de l'Ouest la wax li nga wax nii ànd naa ci li nga wax nii déglu ma les meilleurs médecins d'accord mën nañoo nekk les meilleurs médecins mais ñun dañoo mën a yàq tey jii fii ngay ñëw indi fi ay caméras yi bees indi fi ay micro yu bees def ci ay millions. mais personnel ba yàq ko. mais non ay caméra non non exemple laa lay jox mais kii Eva. bu ñu tënkee wax li nga wax nii lu am la ànd naa ci de ba mu wax ak moom. dama ne li nga wax nii déglu ma rek ànd naa ci li nga wax à 100%. dañoo war a équiper suñu hôpitaux yu normal mais dama la bëgg a xam ne xoolal matériel cancer pour affaire pour est-ce que affaire cancer bi. c'est vrai loolu beneen thème la mais nañu ko tënkaat kooku cherul. xoolal état mën na koy jënd dégg nañ la Diop mais nañu dellu siwaat xam nga jooy bi ngay jooy sax jëm ci hôpitaux yi mën nañ ko jooy ak mbóot yi mën nañ ko jooy waxal ci kañ yi nekk seen état civil jooy bi ngay jooy jëm Eva Traoré mu lekk Traoré jooy bi ngay jooy jëm ci te moom mais c'est vrai Eva la gën a yab ci seen kii yooyu Eva Traoré mu lekk Traoré wala mu lekk Eba léegi bu ñëwee sant nuñ koy lijjanti Eva Tra ma àggali yaa ngi jooy ci wàllu hôpitaux yi mais la ñuy jooy yëpp mu jëm ci wàllu hôpitaux yi wax dëgg yàlla mi ngi ci wàllu état civil waaw nañu ko tënk ndax waxtu bi jot na effectivement état civil du caaxaan état civil day loo xam ne dafa am importance tey waroon nañu bu nit defee dara def ci fraude wala dara ñu teg sanction ci kawam ba nga xam ne lii ku koy laalati ni xale yi naan bu buy lii day lakkee ñu xam ne lii day lakkee nan ngeen di def ba mën a jëlee yooyu nga xam ne moo koy yàq ci biir mais Eva li tënk li nga wax ba gën ko dëggal waa mooy que li ñu fi lim lépp su état civil ba baaxul mënoo ci egg parce que jàng bi xale yi fi jàngi te seen kayit baaxul gis nañ ne seen jàng bi fi mu toll nii yàq ñoo far de ñoom mi ngi noonu bu fekkente ne da ngaa bëgg am liggéey bu baax aussi te sa kayit baaxul tënku na faju ji bi te sa kayit baaxul am na problème kon dama jàpp ne lépp luñ fiy lim sax naan nañu ko baaxal ne état civil baax ba pare très bien état civil moom comme ni ma koy waxee rek man sama wax demain sama wax tey rek lépp état laa ciy jiital état laa ciy jiital am na ministère am ñoom laa ciy jiital tey yaa ngi li ngi wax noonu sanction yooyu day am mais sanction bi da nga koy def am ñoo xam da ngay di tëj après ñuy génn après ñuy defar la même chose kooku mënoo si dara yow mi nekk état civil. xanaa dañ ko faa delloo. non attends. ku yàq kuñ korop nga yàq kayiti jàmm ñu tëj la kaso ba pare delloo wàll fa nga nekkoon. non pas de mais am ñoo xam ne di delloo mais bu dee mën amul di la fay génne carrément dootoo fa duggati. mais nag ñi yàq état civil yi ak di def fraude ci état civil. xam nga man réeréwuñu officier yi de. man de j'avoue damay feebar bu ma déggee ñu ne mënuñu ci dara. pour man gis nga état amul état d'âme. lu mu bugg a faj daf koy faj. mais trop c'est trop ci wàlli këyit yi nga xam ne ñu ngi ci sonal ay doomu aadama.
bu weesee état bi ngay wax ku ci nekk ci ñun tey ñun ñi bu ñu bokkee bureau d'accord tabaxal nañ ñu fii ñu nekk jox nañ ñu xarala yi war mais suñu comportement itam daf ci am lu mu ciy déterminé. xam nga tamit loolu laa bëgg a wax foofu tamit xam nga am na ñoo xam ne. di leen jox seen gëdd bu baax maanaam li leen di fay baaxul am ñoo xam nga état civil ba si nekkee wàllum kii ba si nekkee yow da nga ciy jaamu yàlla état civil da nga ciy liggéey boobu da nga ciy jaamu yàlla. waaw mais xam nga liggéey booy ba dee suukar saa tax de. dama lay expliqué loolu moo ma jaaxal. dama lay expliqué awa Eva heure baa ngi xam nga mënuma comprendre mënuma comprendre xool mënuma comprendre ñii doon mag yi jëm mais léegi nit ki jaamu leen ci yàlla de d'accord waxtu mënoo bi nekk moom jëm yor ñaari jabar doo toog nga jox indemnité 5 000 francs non man loolu man nit ki 100 francs yi am na fu muy jaar de mënoo ko jël di koy fay ay 30 000 par mois kon yaa ngi laal 30 000 non man ma def ne indemnité bi 5 000 indemnité motu sax 10 000 waaw loolu c'est pas normal di ngay wax di créer fonction publique locale man à mon niveau dama ne jarul ñu koy créer xool yow de la 30 ngeen laal yow mi jarul ñuy créer fonction publique locale ñaari jabar nga yor jarul ñuy créer fonction publique locale li ñu war a defar mooy ni changer barème état civil barème bi mu ne barème masse salariale waaw ñu waa changer ko wutal leen ay salaire yu baax voilà parce que loolu nag mooy yoon boo indee fonction publique locale boo ko indee defuñu c'est la même chose du fi jóge de waxtu bi xoj nañu li ñu bëggoon laajte yëpp sax mënuñu ko waaye daal bu ñu wax ne wax dëgg yàlla mënuñu ci dara man daal mënuñu ci dara ci wàllu état civil daf may tiital xam naa ne boo dellu si woon di nga ma wax leneen lu dul mënuñu ci dara boobu moom d'accord ma mënuñu dara si ban côté sànq bi nga waxee ne ña nga xam ne dañuy def loolu mënuñu ci dara non kenn si. mënalu leen dara mënal nañ leen dara bu leen defee sanction xam nga tey nii deux ban sama élément la waaw mu ñëw def mu def njumte sama service waaw mais man maa fa nekk ba jël sama responsabilité kii carrément bëggatuma sama état civil dama koy éliminer mu génn mu indi keneen ko xam ne les personnes ma teg ko fa loolu très la bien voilà par exemple loolu la ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw maa ngi gërëm grand bi mais Kouthia ngi ne xanaa moom dañ koy féliciter moom itam ci li ñu ko dégg billaay bu nee baax a na baax nee na dama ko sopp ba niroog moom boobu de la ma wax sax waaye mbaa yëg nga ne ñàkk bi mu très egsee ci moom lañ ko war a testé waaw mais ñàkk boobu man su ñëwee dinaa ñàkku de lu leer laa leen Kouthia de dem mi ñàkk na ma ci doomu bëgguma yor di Sénégal ko buy agsi may ñàkku ay ca ñu ma bàyyi la nga tàggatoo waaw maa ngi gërëm di leen sant xam naa temps bi moom moo xaw a gàtt tuuti rek c'est vrai mais bu kii leen danañ expliquer lépp loo xam ne rôle état civil la dëgg la li nga siy soxla yëpp ñu expliquer leen lépp li nga siy soxla dëgg xam nga ñoom nit ci Sénégal la ñoom pour ñëw état civil extrait ak bulletin la fekk na am na leen li si nekk ci biir waaw di nuyu sama grand doy di leen yëg ñaar très bien di leen ñaanal yokkute très bien def jàmm si réew mi jërëjëf merci beaucoup nuyu nga garant bu dëng waaye bu la alors sonal. ñu ngi nuyu waa Facebook kii nee na moom barke borom Touba moom TFM daal ci xolam la sax kon Aram Samb nuyu nañ la Cheikh Fall yóndee na leen kër yu dul jeex am na keneen ku ne loolu du yoon kooku Zahra Gueye la tudd nee na loolu du yoon parce que man bi may déposé wax dëgg yàlla carte d'identité am naa problème yëpp Anita Fall ay solution laa bëgg pour modifier sama tour bi ñu defe naa ci extrême defe naa loolu la moo tax ñu waroon fa woo ay calligraphe ca jamonoy colon yi noonu la woon ku dàq bind ñu teg la fa itam très bien jërëjëf Mami Linguère looy tàggatoo wallaay ndeysaan am na beneen xale bu ne vraiment Mami Linguère sa sañse bi rafet na jaar la yoon man dama xamul luñ la dikk waa tàggatool rek man dama sonn tuddee naa la ko mënumaa wax lépp àdduna amul solo dan may yàqal di ma ruube nii fi mu ne daf may tibiri bi joo nii pour rek ma wax leen ci li ma ne waaye ci kàttanu yàlla wuy ma très bien wuy ma yaa ngi may xool déedéet du ma gis non wuy ma la Balla Gaye waxoon tafatin laa lay wax ne yaa ngi may le bébé roxee wuy ma bu comme je ne te vois pas delluwaat rek di bëgg ñëpp di wax ne ñi nekk ci état civil bi nanu góorgóorlu ndaxte jëmmu doomu aadama bi la moo koy identifier mooy wane moom mooy kan te bu xasee ba am problème am na problème te sénégalais tàmmul ay yéegi tribunal ak i wàcci
tribunal ku ci nekk la ñu la jox na nga ko bëgg boo ko bëggee def ci sa ngóora boo ko ci defee na la ci yàlla defal barke yéen ñi nga xamante ne aussi yéen a ci xas ba am problème bu leen tàyyeel jóg leen ngeen dem ngeen lijjanti ko parce que kayit mooy doomu aadama bi mais toog rek naan noo ko li jaar naa ci ba am ci lii naa ci continuer di fraude dafay gën a métti yéen ñi laajte sañse bi kon ma ñëw ci bokki ko defar di ma yaasin sama rakk ji doomu kan koddu mbeng surtout Baye Galaay Mbeng maam Galaay Mbeng boobu ak alaaji Mansour Mbay ma yaasin sama rakk ji yàlla na sa jàmm yàgg ndax valise nga ma duyal waaye xam nga ne dinaa ko ba Sénégal yëg ko mën ngeen ko woo ci 77 223 00 50 77 223 00 50 woo leen ko ci mu defal leen yu baax waa sunu taar madame Diatta moo jaar ci bopp bi mam joor sama rakk bopp jooju Sénégal kenn gënu leen ba suba ak jàmm Ndoye inspecteur Ndoye Bane am na keneen ku lay félicité kii nag moom nee na li Youssou Ndour naan lii neex na TFM neex na très bien. jaajëf ma ngoog un clin d'œil pour waa Facebook. xam naa ni war nañoo def audit wala enquête ci officier état civil yi ak ñi ne ci buntu bi. état des lieux bu wóor parce que daal wax dëgg yàlla mag su dee naan ndoxam kese mais dénk nañ la ko. mag su dee naan ndoxam kese. suukar saa tax 200 yi ñuy compter par ngoon daal. man ragal naa ni kii moomuñu ko. waaw moomu leen ko waaye nag tey jii mënoo toog yor ñaari jabar pendant des années nga toog ci état civil te naan 5000 laay jot indemnité loolu suñu leen di tàggu fii ba suba ak jàmm xeer bi rëy na mais nag grand Omar Pène doon waxee ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla dool di ko jàmm amiin di nuyu Ismaïla Lo wax dëgg yàlla Baba Mal man Ngalanka mooy sama chanson préférée alors Mia Ndour yow itam ñu ngi lay remercier waa régie yëpp ci xarañte bi nga xam ne moom ngeen di liggéeyee kontaan ci lool lu dul baax ko gën te luñ la dénk lu ne na nga xam ne ëllëg danañ la ko laaj gannaaw dañ la koy laaj nag na nga ci waslu àq ndax gàcce bañ laa topp mbirum état civil du mbirum caaxaan nañ ci bàyyi xel ña nga xam ne itam ñoo ca nekk ngal nañu protéger ñii ñëw di fa defar lu këyit du la neex rek nga jël sa mami li ngeen dugal ko ci yëf yi te bokk ca yooyu yëpp nañ ko arrêté te itam sanction yi di dal defe naa ne am na secteur yi bare bu ñu leen dee sanctionné rek incha allah lu bare dina fi jógee kon ñu ngi leen di jox rendez-vous suba avec beaucoup d'amour mu mel ni nag Ndoye Bane soo paree fii da ngaa jëm ci Kakatar waa Kakatar ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah di jaale waat Alima parce que yaayam dafa génn àdduna te wax dëgg yàlla fii ñoo bokk ndey bokk baay bonne suite des programmes ak ñi nga xam ne ñoo toog di ñu seetaan.